ko posté ci réseaux sociaux yi su ko defee partagé di law. di partagé li fi jot a xew nag diggante ci week-end bi démb ñëwoon nañ ci ak mbirum Ousmane Sonko tey. ci kanam dinañ ci ñëw réseaux sociaux yi ku nekk ngi wax partage vidéo yi live yi bari na réaction yi bari na ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal indi leen ay images yi nga xamante ni démb ak tey ñi wala ci semaine bi yëpp gars yi depuis week-end bi ba léegi ak li nga xam ne moo jotoon xew démb fële ca cité Kër Gorgui mu nekk loo xamante ne lu doy waar la démb daal en tout cas yëf yi dafa mel ni ultifada image yaa ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi ñëwoon nañ ci démb tey nag dinañ leen indiwaatal yeneen mais surtout ak réaction Ousmane Sonko démb ci jafe-jafe yi nga xam ne bi mu amee am na ay député yu demoon daal di koy soutenir voilà ñoom seen collègue la ñu demoon di ko soutenir ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy dund image yi nag réaction yi bari na du woon Sénégal rek diaspora bi aussi bari woon na ay sénégalais yi nga xamante ni ñi ngi fa woon di def ay marche ke génn di wax ne seen leader wone seen jàppandal ci seen leader bi nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mi jiite Pastef. waaw daal dinañ ko gis démb je pense que les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Et même de la télévision je pense que déjà moom bi muy def annonce am dimanche les gens ne s'attendaient pas à ce que mu jël proportion yu mel nii. Mais comme ni ñu koy faral di waxee ak réseaux sociaux les choses s'amplifient parce que ku ci nekk de amoon na ay live amoon na ay direct am na aussi ay vidéos yoo xamante ne nii c'est des victimes lu ñuy mën a wax ci loolu nga xamante ne moo xewoon mooy xeex yeeg yooyu. De toutes les façons dinañ si ñëwaat bu ci kanamee. avec des vidéos et des images parce que les images sont très parlantes. voilà ci kanam dinañ ci ñëw mais balaa boobu am na benn internet bu joxe benn photo. benn image. comme ñun ñu koy defee wax naa ko émission bi c'est interactive yéen ci ngeen bokk parfois da ngeen di commenter lu am solo wala loo xamante ni comme statut WhatsApp ñu reetaan ko tuuti démarrer. réaction yi déjà commencé na dugg ci réseaux sociaux yi actuellement en live sur Facebook ñu ngi hashtag bi sunu net la muy Twitter Facebook ba ci Instagram dinañ leen expliquer Instagram naka ngeen mën a def ba am live bi parce que équipe digitale baa ngi ci jàpp. ngir ngeen mën ñu am jot fépp ci plateforme yu groupe Futurs Médias c'est important am na benn photo bu ñu envoyé léegi ni mairie. waaw photo bi benn internet moo ko posté. El Hadj Malick won ko li ma la envoyé léegi wax naa ko léegi jamonoy digital nee nañ tey ni nga xëyee. quand une fille courte man sa jaar gi da ngeen boobu bu leen yaakaar ni mairie dafa njool dafa am ci lu mu taxaw. non kaay ma wax la nag dañ ko yëkkati. tey vérité dina génn Ndiaye. ngàttaan ngeen di waxal nii. mais yow kii dama ci gis sama bopp. mais internet bi dafa dégg moo tax ma tagg lépp lu ñu doon wax. elle est toute mimi. avec son petit cartable. oh là là. nee nañ tey nii nga xëyee tey ci mardi bi. ay yow ni laa xëyee gisoo bleu bi. kontaan nga ci waaw kii yooyu kii dafa rafet. waaw tey nii nga xëyee daal. elle est mignonne. parce que si télé bi bu ñu ma rombee ci mbedd bi dañ mel naa kon yow nekk nii nga toll. léegi pour mu leer toll. dafa am ci lu mu taxaw. déedéet bu egg foofu yëpp nag xaw na maa gàtt mais taxumaa gàtt. waaw baax na rek dama yemamaaye. El Hadj Malick image boobu nag benn internet moo ñu ko envoyé ci suba pour ñu démarrer tey journée bi ak émission bi nii c'est cool. comme statut WhatsApp lii nag mairie da ci gis boppam quoi. billaay léegi nag képp ku xaw a gàtt du ma wax sax ku xaw a gàtt. xam nga yemamaaye aussi nga waxaale yemamaaye rek. waaw di nuyu nag génération des yemamaaye ngàttaan ñoom mag yi ndog. am na solo kuy gàtt nay ànd ak kuy gàtt rek. ñi gàtt ñi quoi jeex na association des ngàttaan un clin d'œil pour les ngàttaan moo taxoon gars yi internet bi daal di koy posté ñu partagé ko nii la ñuy démarré tey leneen li mooy keroog ñu ngi fi doon waxtaanee mbiru libidoor mooy jigéen ñu njëkk ña suñu maam yi daan sañ sewee def ay affaire am na benn internet bu commenté joxe benn commentaire bu intéressant je pense que war nañ ko mën a partagé ak téléspectateurs yi waaw bu na ñaa parce que dañ fi indi woon photo yi di laajte lu tax pièces yi suñu maam yi daan di ko sol noonu lu tax ñenn ñi bëri la si ñenn ñi bëreewuñ si donc bu na ñaa nag daal di ñu wax ne que ne pièces yi ay déformation wolof la li ñuy tuddee libidoor parce que pièces yi libidoor la tudd mais en vrai turam louis d'or la des louis d'or maanaam ay pièces or la yoo xamante ne da nga ko doon takk looloo doon wone yow ndax ku am maanaam ku yor nga ak sa niveau coquetterie daal maanaam sa niveau jonge sa niveau social aussi waaw sa niveau social mooy coquetterie sa position sociale maanaam li nga ci gën a bëri rek muy wone na yow da nga am mais aussi xeetu jonge la woon aussi seen temps en tout cas nii la di wane ni internet yi participer ci émission bi bari na rawatina ay questions yi nga xam ne dinañu jare ñun ñëpp parce qu'on apprend beaucoup de choses c'est vrai tout ci grâce à vous ndax ñoom ñoo ci participer seen interactivité dafa am solo moo tax bu ñu commenter parfois bu ñu gisee ni lii c'est intéressant bon voilà ñu gis ni la war nañ ko mën a partager te lii lu am solo la parce qu'on en apprend encore te et ndaw puis ñi c'est gën ci mën a interactif comme tu l'as dit am na solo ku ci nekk da nga ciy indi li nga xamante ne yow moom nga xam su ko defee ñun tamit ñu daal di ko fësal super loolu am na solo leneen li mooy calcul bi
waa calcul bi naroon naa joxe réponse bi mais dama doon xaar nga ñëw. dama doon xaar réponse bi kon 50 la. waaw réponse bi 50 la xam nga la multiplication elle est commutative et prioritaire. donc da ngay commencer par multiplication yi. de toutes les façons le résultat final c'est 50. ok kon donc ñi wax joxe réponse 50 bari na nag. waaw bari na j'ai vu internet yu bari dañoo wax ne 50 la finalement. donc c'est 50. waaw c'est 50 on va pas choisir quelqu'un dañuy xaar ci kii kan la wala lii daal la. Oh, d'accord mais question yii am na solo on apprend encore. on en apprend encore. super mérite yii moom am na solo mais nag. duñ ci def dañuy jàng wax naa ko dañuy partager wane ay images yu démb indi ay images yu tey ñu ci bari daal di ciy xamaat na surtout ndaw ñi. xale yi diggante 2000 ak léegi daanaka am na ñaar fukki at ak lu topp. waaw waaye li ci jot a xew dafa bari ak yëf yi léegi wax naa ko information yi dafay gaaw bari ba doo mën a comprendre xool bu baax. mooy infobésité bi nga doon wax. chaque jour ma wax ko léegi daanaka chaque jour ma wax ko infobésité voilà trop d'informations xoolal mbiru Ousmane Sonko d'ailleurs diggante coow li bi mu fi jógee bi journal bi joxe information yi yëf yi ñëw réseaux sociaux yi site internet yi ñëpp partagé ba yëf yi dootoo xam sax à la limite y a eu beaucoup d'amalgame am na ay photos yu ñu gis kii la du kii tooñ nañ ci ay nit de toutes les façons dinañ ci ñëw léegi mais surtout am na ay lieux njaay yoo xamante ne nii dañ ko lakk dañ ko incendier ñu bëgg a wax ni mooy Auchan wu bi nekk ci 2 voies Liberté 6 démb waaw ci dégâts yi la bokk waaw ci dégâts yi y a eu beaucoup de dégâts yoo xamante ne jot nañ ko am sans compter yi nga xamante ne riverains yi ñoom daal dinañ ko dund voilà loolu nag ci démb mobilisation bi nga xam ne am partisan wu Ousmane Sonko mi jiite Pastef amoon nañ ko fële ci cité Kër Góor gi bañ ko démb dañ ko convoqué woon ci section de recherche ci bu 10 heures jotee waxoon na ko ci conférence de presse bu amoon ci veille bi expliqué ko daan ne du mën a dem ndaxte dafay convoqué immunité parlementaire loolu dafa am solo nee na bis bu ñu ko dindee 10h05 mu wuy ji loolu nag moo taxoon partisan yi ñi nga xam ne ànd nañoo ak moom dem ci buntu këram di wane ni dañoo ànd ak moom mujj gi nag yëf yi pëccëxoo ndaxte ay police dugg ci ay gendarmerie dugg ci ay xeex amoon ci gis nga image yi nga xamante ne ñun sax dañ choisir ne duñ ko partager ci réseaux sociaux yi am na benn policier boo xam ne mi ngi def tour ci réseaux sociaux yi waaye ñun dañ gis ni image boo nga xamante ni la voilà dafay xaw a choqué surtout ndaw ñi nga xam ne ñu ngi seetaan moo tax gisuñu ne war nañ ko mën a partager am na ay kër yi ay Auchan bi ñu lakk wax nga ko am na beneen kër bu ñu lakk fële ca Louga mooy bu Mamour Diallo gis naa aussi ñu koy partager c'est la maison familiale de Kër Mamour Diallo parce que du affaire bi yemul rek Dakar dafa dem Louga donc Louga ñu ñuy wax nekk kër familial maison familiale bu Mamour Diallo dañ ko lakk ba sax ki nga xamante ne moo di maamam elle a échappé in extremis à la mort dafa naroon dee ci boobule lakk même Louga foofu tamit yëngu na nee nañ ñu tamit Ziguinchor mi ngi commencé yëngu ak Bignona foofu tamit affaire yi egsi na ba foofu donc ñu xool rek vraiment nu ñuy def waaw te innocent yi man innocent yi laa wax innocent yi bañ payer les pots cassés voilà loolu nag du ñàkk ci bu jéyee amee rawatina gis nga vidéo bi moo def tour ci réseaux sociaux yi gannaaw coow li nga xam ne amoon na démb ci Ndakaaru ba yu bari yëngatu am na ñoo xamante ne lor na leen surtout ñi nga xamante ni dañuy xëy di taqale seen loxo jotul seen ginnaaw maire bi nag moo nekk exemple bi nga xamante ni gis nañ ni tey ci suba si démb ci guddi ba léegi ñëpp a ngi koy partage ci réseaux sociaux yi ñu dégtal leen ko tey jii laa dem jëndi bagage ne bu ma jaayee tey jaay suba bu ma ñibbee fay location parce que Seydina Mouhamed nii laa ci toll waaye bàyyi naa leen ak yàlla man Sonko yoruma Macky Sall yoruma maa yor sama bopp yor samay njaboot xanaa lu ma yàlla jàppale li mooy jaay daal la bul jooy bàyyi la metti na gàddu nañu suñu àq gis nga vidéo bi ñëpp a ngi koy partagé statut WhatsApp yi Facebook Twitter ñëpp a ngi koy partagé ku nekk di wax ni ay du yem ci boppu borom parfois nit coow dina am ci yenn yëf yi mais ñi ci loru doo mën a sax calculer ñii kii nag image boo xamante ne wala koo xamante ni témoignage bi mu def peut-être am na ñeneen ñoo xam ne gisuñu leen kenn wanewu leen ci kenn partagé wu leen mais tamit dund loru nañu démb boo gisee ay oto yoo xamante ni seen i borom bokkuñu boo demee seen yoon nekk ci mais lakk nañ leen mais image bi daal gis naa ne ñëpp a ngi koy partagé waaw ñëpp a ngi koy partagé mu bokk ci dommages collatéraux yi ma doon wax léegi muy innocent yi nga xamante ne ñoom defuñu waxuñu le seul problème mooy que ñoom dañ fa nekk à la mauvaise place au mauvais moment donc ki nga xamante ne moo di maire bi en tout cas ubbil nañ ko benn cagnotte ci réseaux sociaux yi
pour ku ko bëgg a jàppale ndaxte nee nañ dafa war a fay location am te si njaay boobu la daal di continuer wu donc boo leen bëggee xam numéro yi mën ngeen dem ci page Dior Gueye su ko defee di ngeen gis numéro yi lépp rek ñu mën ko jàppale ci li nga xamante ne moo ko jot a dal démb. moo ko réseaux sociaux ñoo ànd mbirum jàppale ku nekk ci jafe-jafe gis nañ ko ñu am ay feebar ak ñooñu. à chaque fois dañuy créer benn. cagnotte boo xam ne ñëpp a koy partage ci réseaux sociaux yi ku nekk mën ci joxe li nga am maire bi nag mérité na ko ndax wax na jafe-jafe yi nga xam ne moom la dund. ci mbirum coow li fi amoon démb ci Ndakaaru presse bi yëpp ñëwaat ci mais surtout partage yeeg vidéo yi yéen a ngi koy gis. ci réseaux sociaux yi waaye tamit am na ñoo xam ne ñeneen ñu ci loru. waaw am na ñeneen ñu si loru parce que. depuis mbirum Ousmane Sonko bi. waaw am na ñeneen lu si loru surtout ci réseaux sociaux yi parce que photo Adji Sarr bi ñuy wax. ñëpp nga bëgg xam kan la. kon kii du moom. non kii du moom. voilà. il faut mu leer waaw ñu bëri ñu ngi naan kii la. du moom waaye kii du moom. donc dañuy jékki-jékki rek xam nga mbiru internet ak réseaux sociaux dafa doy waar. benn coow mooy am rek ñëpp génne benn photo. daan ne kii la. waaw kii tamit Dialy Badiane. waaw kii Dialy Badiane journaliste blogueuse activiste. mais ñu ngi koy jaawale ne aji moom mooy Adji Sarr du moom. moom it du moom waaw. à la limite day dem ba ñoom seen sécurité dootu nekk en sécurité en fait. parce que moment bii nga xamante situation bi compliqué na. polémique am na yëf yi kan mooy Adji Sarr ñëpp di partager ay photo jàmbur wóorul. ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi partager te ñëpp am na ñoo xamante ne dañuy jot rek partager du ñuy xam kan la. lan moo tax ñu sax liir dañuy ñëw rek dégg gis téel rek ne rajax bind rek. ne voilà moom la donc image yi am na ay photo yu bëri yoo xamante ne ñu ngi circuler. ñu naan Adji Sarr la mais ñoo en tout cas ñaar ñi nga xamante ne moom lañ leen won tey ci émission bi ñooñu duñu Adji Sarr kenn ki actrice la keneen ki activiste la blogueuse journaliste blogueuse di xeex nag ci wàllum li nga xamante ne mooy lutte contre les violences faites aux femmes. voilà donc balaa ñoo partager photo jàmbur yi parce que ñoom tamit seen sécurité dafay am solo ndaxte à la limite Dialy mi ngi wax ni moom yëpp mujj gi dafa mujj dem porter plainte ndaxte dafa nekk en danger. ndax wóoratul ndax nit ki mën nga dajeek nit sax mu mer ak wala xaw a jaawale. daan na yow yaay Adji Sarr. daal di def ci yow naka su dul noonu wala agressé la te wóorul. donc nañu def ndànk balaa ñuy partager photo jàmbur yi parfois surtout mais ci site d'information yi dañuy jékki-jékki partager sans vérifier. boo xam photo yi te pourtant expliqué nañ leen fii ci émission bi nan la ñuy vérifier. def fact checking photo bi naka la nit ki ba xam ndax moom photo bi wér na wala wérul. lan moo ci information bi ci war dinañ ci ñëwaat xam naa surtout ndax contexte bi ñu nekk la loolu lu am solo la waaye nag mbiru Ousmane Sonko yi tamit ay tooñ daf ci ànd ci biir réseaux sociaux yi. waaw loolu dafa ànd ak réseaux sociaux mais surtout ak ay messages dafay ànd ak léegi dañ koy monter ak ay musique. waaw comme par exemple partisan Ousmane Sonko yi. am na benn vidéo bu ñuy partagé nii. waaw mais ñu dëgtal leen ko daf ci benn way bu nga xamante ni. da ngay gis ni mooy le tour des statuts WhatsApp. mooy def buzz nag ci statut WhatsApp yi. ayca ñu seetaan. li ngeen di wax yow mi ko si moom te dara du ci dëgg. kenn si yéen xamu ko xam bu baax koo mën a wax. bu baax la. te yiw na. ay yëfam leer na. voilà lii ay vidéo la yu ñuy partagé ku nekk di wax fi nga féete wala wane fi nga féete mais da ngay def sa photo Ousmane Sonko ngay def boole ko musique bi monté ko daal di koy partagé gis naa ne gars yi ngi koy partagé te loolu dafa ànd ak ci réseaux sociaux yi statut WhatsApp yi gis naa gars yi di ko partagé. waaw loolu laa tuddee le tour des statuts WhatsApp parce que Sonko ku ci nekk xam na ne dafa am ay partisans wam ay pro Sonko léegi nag ñoom tamit ñu daal di def seen collage ak seen montage par rapport ak yenn way yi nga xamante ne nii moom la fi yenn musiciens yi woy donc di ko partager et c'est en train de faire le tour de tous les statuts WhatsApp parce que c'est quand même bien inspiré te fii xam nañ ne Sénégal bépp problème bu fi mënti juddu réseaux sociaux yi am nañ ci seen wàll ndax dinañ def li nga xamante ne moo di détourner l'information wala en tout cas def ci apporter ci seen touche en tout cas personnelle d'humour propre à li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi mais yow bu Omar Pène bi nga gis mais man gis naa bu ba tey bi bu Youssou Ndour bi El Hadj Malick tegal ñu ko ñu xool inspiré gis naa gars yi di ko partagé et puis ni ñuy jëli ji waatee musique yu way yi ñoom Youssou Ndour yu xaw a yàgg tuuti dafa collé ak contexte yi ñoom Omar Pène waaw dafay collé ak contexte yi moo wane ni internet yi gars yi dañu inspiré nag ils sont très inspirés am na beneen bu ñu def ak ci Omar Pène tamit Omar Pène encore kon ñu ci élagement ñu découvrir mu def la ni yàgg fa dóopoon saagaan mu def la ni ngraan suma yago mu romb lay dem ngay toog
idon ma dingal he sai 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 lii ay statut la wax nañ ko ñëw nañ ci ak ay musique yi nga xamante ni ku nekk ak fi nga fare montage yi nga def ñu koy partager ci statut WhatsApp yi di wax ni lii moo ëpp solo je pense que ñii mooy message yi nga xam ne c'est une façon d'apporter leur soutien. Voilà, c'est une façon d'apporter le soutien. mais moo gën wax xeex ne bi que sax ñoom ak ñii la ñuy apporter seen soutien parce que xam nañ li nga xamante ne moo di doole réseaux sociaux. doole WhatsApp doole Facebook. parce que nii tout le monde transfère. c'est pas violent mais ku ci nekk à travers way bi message bi ci gannaaw. dinañ comprendre lan nga bëgg a wax foofu. super am na solo ci mook internet ñoo ànd lii nag nan nga ko tuddee nga ne nan WhatsApp. le tour des statuts WhatsApp. mi ngi noonu le tour des statuts WhatsApp ndaxte actualité oblige moo ko waral loolu am na solo mais tamit ñëw ci ñi dem soutenir Ousmane Sonko du ay partisans rek mais ñi nga xamante ñoom lay liggéeyal. wala ñi nga xam ni ñoom la nekkal ci langue politique yu ñu bari dem nañu di ko soutenir. apporter ko leur soutien muy ku ci mel ni Barthélémy Dias def na benn tweet. posté photo yi dem seeti Ousmane Sonko mastawu ko mu nekk image yi nga xamante ne aussi politiciens yi ku nekk nga génn di wane fi nga féete ci jamono ji. mais surtout apporter ce soutien kii di leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko. waaw faral nañ ko gis ci monde de la politique à chaque fois que kenn am tolof wala di dund tolof day am ñoo xamante ne dañ leen di apporter li nga xamante ne mooy soutien bi. donc moom tamit muy Sonko ki nga xamante ne mooy yenn député yi wax nga ko léegi Barthélémy Dias daal dina ko apporter soutien am. ki nga xamante ne aussi moo di Mame Diarra Fam. bi nekk moom vidéo la nekk ndax nee na Sonko doomam la. daal dina ko indi soutien ak kii waay beneen am na tamit beneen député boo xamante ne nii. damay fàtte tur bi jax ma tur. bilaay ñoom ñëpp député yëpp def nañu délégation dem support dem en tout cas seeti ko. Aïda Mbodj voilà moom laa bëggoon wax Aïda Mbodj moom tamit daal dina ko indil soutien am te ñoom ñëpp dañ ci affiché wu voilà donc xanaa rek ñu seetaan vidéo bi nga xamante ne moom lañ leen jagleloon ci boobule soutien à Sonko. dégg naa biñ ko nee xëy la ñokkali bàyyi la yow traître bu bon nga yow man dama bëgg ngeen xam ne rek kii suma doom du dëgg c'est mon fils te dama fi ñëw en tant que collègue en tant que yaay comme nu ma ko waxee sama page Facebook tey kii mooy suma doom c'est mon fils surtout Ablaye Wade la du ragal nag da ngeen koo xam kii du ragal de. kii mooy maam kii nag sama yaay la ni mu ko waxee noonu la kii sama yaay la kii sama rakk la. waaw boo ay surtout Sabara ak yaay Mame Diarra di samay assistante nag. à tous les niveaux man nag ma assistante dafa war a leer de waaye ma du assistante. à tous les niveaux en kay. da ngeen di samay assistante may seen assistant. waaw man c'est réciproque. maa ko jox bureau maa ko jox bureau. voilà mi ngi noonu ñii nga xamante ne ay député lañ comme Ousmane Sonko. daal di dem daal di wane ne seen jàppandal wane seen féete ci moom ci jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi koy dund nii wax nañ ko ñëwoon nañ ci lundi ñëwaat ci tey ak ay image ak yi jotoon xaw démb yëpp ak surtout taxawaayu réseaux sociaux yi mais yii tamit di wax ni ne lépp ci mujjee ci jàmm ndaxte jàmm ci la lépp xaj Sénégal tamit dëkk jàmm la te jàmm la ñu xamee ñun. waaw jàmm la ñu xamee donc di ñaan rek affaire yi daal di calmé wu de toutes les façons ak nouvelles yi ñu xëyee léegi nee nañu dinañ topp procédure bi donc je pense que mënoon nañ njëkkee foofu topp procédure bi def nànk-nànk ba lii yëpp du si jot am mais am na ba pare donc xanaa ñu ñaan rek jàmm daal di utu ci lii yëpp jotu xew. mi ngi noonu ay tooñ nag ak ay kii bokkul moo ànd ak réseaux sociaux yi. waaw loolu parfois gars yi def ay image démb leen di ñëw naa ko ak ay image xoolal ñi nee nañ dañoo def seen kii massage tuddee ko Sonko huile de massage Sonko. mais ku nekk sa jamono la nag est-ce que seetlu nga loolu ci réseaux sociaux yi. waaw amoon na jamono yi nga xamante Idrissa Seck la woon ah. waaw bu ñu dajalee ñaari dugg si noonu si janvier bi. 2 semaines yoo xamante ne Idrissa Seck. parfois président Macky Sall la ñuy jël di ko tooñ. mooy nitu Thiès. oui mais parfois président Macky Sall la ñuy jël di ko tooñ. mais lépp day ànd ci lu reetaan lu kii mais toujours duñu dugg ci fond ci polémique yeeg. xëccoonte yi donte ku nekk nag am nga fi nga far. waaw mais na lépp da ànd ak dal ak jàmm lii nag ay message la yoo xam dañ koy partagé tooñante ci réseaux sociaux yi loolu dafa am solo. waaw loolu dafa am solo te da ci bokk xoolal ci nee na Adja. waaw digal S beauty massage bi gën Adja. xoolal loolu rek ay détournement la rek. ay détournement la détournement nag dafa ànd ak réseaux sociaux yi bari na rawatina comme que ay États-Unis yooyu la ñuy dañuy parfois détourner information yi. waaw comme concerné seen président de la république yi. ay deepfake ak yooyu mais toujours ñun tamit dinañ ñëw di leen gën di leeral naka mooy information bi baax ak bi nga xamante ni baaxul. mais yii nag ay tooñ la. c'est juste ça ay tooñante rek la. yu ñuy partager ci réseaux sociaux yi ku nekk ak yor sa téléphone yaa ngi gis ay messages yu tooñante lépp mu ànd ak ci yar ak teggin. loolu dafa
dafa am solo. waaw léegi nag war nañu mën a génn Sénégal nag. waaw ñu génn Sénégal dem France. France nag information ba fa am moom. xam naa du arrangé gars yi de tey jii. waaw loolu la ma yëg. yow daf ne da nga ci kontaan yow wala. non du question kontaan sax. mais qu'est-ce que article 14. dañu ne léegi dañuy interdire bépp délivrance au titre de séjour wala distinction de nature ou de catégorie en cas de polygamie maanaam. boo nekkee polygame maanaam nga am à partir de ñaar wala ñett jabar. boo demee France dootu ñu la mën a jox li nga xamante ne moo di titre de séjour wala beneen carte wala beneen papier officiel boo xamante ne ni di nga ko mën a soxla foofu. ñoom loolu la ñu daal di adopté noonu. donc daal kenn mënatul am ay jabar yu bari foofu ci France. déedéet. ok. depuis bi ñu koy laam-laamee ñoom te pourtant ñoom sax li ñu leen war a. ñoom ñi di def polyamour man laa bëggoon. yi ñuy def yëpp ñoom ba pare bëgg a tere lii c'est paradoxal. parce que polyamour xeetu polygamie la rek. bu yàggul am na lu ñu wax ci les enfants de 13 ans là am na lu ñu leen accepté. waaw am na lu ñu leen accepté ne dinaa si ñëwaat même pour les cours d'éducation sexuelle maintenant c'est à partir de 5 ans. voilà. doy na waar daal mi ngi nii daal c'est un peu compliqué mais bon information la on donne l'info. waaw c'est on donne pour polygamie rek. polygamie dañu xoolaat seen bopp léegi waa tubaab yi nee nañ dootuñu joxeeti ay titre de séjour. ci ñi nga xamante ne ñoo am ay jabar yu bari. waaw pour mu leer ni nga leen koy waxalee sax dafay kii da nga leen koy waxal ci wolof bi mu leer. ñi fas yéene am jabar yu bari. wala ñi ko am ba pare. waaw tubaab yi nee nañu. waaw. titre de séjour bi dootuñu leen ko joxal loolu am na le meilleur pour la fin ki kan la wala lii lan la d'habitude ci moom la ñuy mujjee daal di leen di fesal ci photo nit ki nga xamante ni wala ñenn ñi nga xamante def nañ fi jaloore yu am solo fii ci réew mi ñu bari jàng ci ndaw ñi ñu xool ba xam na xàmmee nañ leen démb nag am na ku ñu fi bàyyi woon koo xamante ni gis naa ni internet yi ñu ci joxe réponse bu baax bi bari na ku ci nekk daal di fesal di wane ni gars yi daal fàttewuñu suñu mag ñi de fàttewuñu suñu mag yi parce que ils font partie de l'histoire donc ki ñu fi indi woon démb nekk ki di El Hadji Ndiouga Kébé voilà donc moom lañ fi indi woon démb mi ngi nii photo démb bi mu gënee nekk plus jeune ak bi mu gënee nekk mag donc moom nag il est né en 1914 à Kaolack et il est mort le 13 mars 1984 donc moom il était réputé et figuré parmi les hommes les plus riches du Sénégal pendant les années 1970 et 1980 ba pare c'était un fervent disciple du mouridisme te daal dina œuvrer beaucoup ci li nga xamante ne moo di confrérie boobu donc ñu ngi yëgal ne que papa maître coranique la woon ak baykat bu mag donc kooku moom moo ko daal di initier si li nga xamante ne moo di njàngum alxuraan ak connaissance des sciences coraniques donc 1939 il profite des effets de la seconde guerre mondiale bi nga xamante ne dafa plongé woon Kaolack dans un marasme si la daal di dem ci colonie anglaise bi fële Gambie daal di jël ay marchandises noonu la commencé li nga xamante ne moom moo di commerce am ñu ñuy yëgal aussi que ne daal dina def ay travaux yu am maxaama si tarixa murid donc moom la ñu doon woowee le milliardaire Baye Fall parce que dafa amoon un profond dévouement pour Cheikh Ahmadou Bamba. ok kan nga wax nga ni. déggu ma kan nga wax. ban tur nga wax nga ni. kan laa wax. dama jàppoon ci li ngay El Hadji Ndiouga Kébé. non Djily Mbaye. ah Djily Mbaye. c'est Djily kon Mbaye man maa nga fële. yow yaa nga ci démb man maa ngi jeudi. oui moo tax kay may xaar tur bi répété moo tax internet yi xaar ma xool man. man maa ngi jeudi yow mais c'est normal ñun dañuy juum comme ñëpp. dañuy juum waaw yaa ngi woon jeudi. man maa ngi woon jeudi Ndiouga Kébé lañ fi indi jeudi boobu rek la nañ ko démb. jeudi nga gëj a ñëw. jeudi laa gëj a ñëw ngeen baal mairie rek. jeudi la gëj a ñëw. jeudi laa ko préparé Djily Mbaye la. ah Djily Mbaye dégg nga palais bi xanaa fële ci Louga. waaw waaw. dégg nga palais bi dem nga visiter palais bi jàllalal rek jàllalal. dem nga visiter palais bi. dem naa visiter soo duggee Louga noonu rek ba ñëw. voilà yuusu la. di ma wax loo rek moom la c'est un Djily Mbaye la né en 1927 homme d'affaires la bokk na ci tamit ñi ñu gën a wax na dëgg wax nga ko am koppar ñu ngi génn àddina 14 mars 1991 nekk koo xamante ni ku ñu respecté la ku ñu fonk la wax na dëgg loolu nag ci ñi nga xamante ni mooy kii kan la bi waaye di remercier bu baax encore une fois kii di Djily CSB nekk rond point cité kër góor gi moom mi nga xamante ni mooy sponsorisé rubrique bi moom Djily ma nga rond point cité kër góor gi Samsung Fold bi nag ma nga fa am na fa ak S21 bi ma nga foofu ci Djily mi ngi yow ne kon il faut ñu dem ci Djily mu jox ñu ko quoi il faut tamit ñu indi ko def benn question bu xaw a compliqué boo xamante ni internet yi pour ñu xam ko day jafe ñu jël Samsung boobu daal di koy jox ki nga xam ne moom la ñuy choisir loolu war nañ ko mën a def programmer ça ak Djily nekk rond point cité kër góor gi moom Djily CSB di ko jaajëfal ci ni mu sponsor ni mu
gars yi ñu ngi la bëgg a yóbbu vaar mais garaawul. jërëjëf dañ ko yóbbu vaar garaawul tooñ xoolal juum dafa am bàyyi leen ko man maa nga woon jeudi. kii bàyyi leen lépp yuusu la. xel mi dafa xam nga dañ si doon waxtaan sax comprendre nañ la sax yow. bàyyi ma xale yi comprendre dañ doon waxtaan si affaire Ndiouga Kébé bi. El Hadj Malick comprendre ñi tooñ nañ ma Youssou tooñ na ma non mais garaawul. mais Youssou tooñ na ma non mais garaawul Youssou bu mu la tooñ. garaawul mais day arrivé nag yàlla baax na man internet yi ñoo far. ça arrive ñun ak ñoom ñoo far gars yi ñu baal yow tamit. déjà ñi ngi réagir gars yi nee nañ la ça arrive gis nga ni. ça arrive wallaay t'inquiète Mary loolu sax du dara mais nag ñu bari ñi nga def nii. ñu bari dañ koy jaawale Ndiouga Kébé. Djily Mbaye ñu bari dañuy jaawale. mais man maa ngi woon fële ndeysaan jeudi. waaw te maa ngi woon jeudi waaw mais ne ñëw nga tey jeudi xam nga jeudi nag dafay gudd jeudi vendredi samedi dimanche. c'est vrai lundi nga off. dem seetu bi yàgg XARX après mardi nga ñëw nag update bi day xaw a jafe. waaw day jafe ak tey li ci wax yëpp. ñu toog ci waxtaan bi rek nekk ci Ndiouga Kébé rek Youssou la ngeen baal ma nag. maa ngi jéggalu de. am na ñu ma wax am na benn internet bu ne ma kaldu bi nga mujjee añ moo la tipseloo nii. kaldu ban mbaxalu Saalum laa mujjee añee mi ngi noonu kon mbaxalu Saalum kon mbaxalu Saalum bi jaajëf Mary jaajëfal nañ leen Malick baax na nuyul téléspectateurs yeeg internet yi tàggu leen nag jox leen dig daje ba suba di nga ñëwaat ci beneen forme. waaw suba inshallah non suba moom je vous promets je vais venir avec le bon kii kan la. tey moom dañ maa induire en erreur sama noonu la nag mais amul problème. donc di leen remercier si seen teewaay ak seen taxawaay. di remercier ki nga xamante ni moo di Penda Style. bi nekk Nord Foire pour la jolie robe. rafet na waaw merci c'est gentil les tresses bien sûr Triangle de la Beauté Tabaraka ku gis naa gars yi di laajte lu bëri létt yi. ak les bijoux tey moom dañ ma sponsorisé full. waaw kii di Abdou Samad Fall donc moom ma nga fële ca côté Petersen Touba Fall business 70 642 37 12 yu ngeen bëggee ay montre wala ay collier yu rafet. waaw ngeen daal di ko fa. jaajëf Mary léegi nag dama lay bàyyi kii kan la bii nga xool ko El Hadj Malick wan ko moom c'est sûr que xamu ko dafay bokk ci jeu bi moom. non xam naa ko. kii c'est sûr que xamu ko. xam naa ko suba ma indi la ko commentaire hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram wax leen ñu kii kan la wax nañ ko dañuy jël choisir ñoo xamante ni. nañ jox indice ñu ngi ci histoire du Sénégal la ñu bokk. jeex na loolu rek doy na explication bi war wax leen ñu kii kan la ngeen def hashtag bi sunu net muy Twitter Facebook tamit temps yi moom YouTube la ñu yëpp fa la ñuy choisir kenn wala ñaar daal di koy yóbbu ci Djily nekk rond point cité kër góor gi moom mi sponsorisé rubrique bi kii kan la wala lii lan la surtout internet yi gars yi dañu demandé nan la ñuy def est-ce que mën nañ dem Instagram wala def leen bindi leen ko Facebook def sunu net. dem Instagram def sunu net dinañ gis yëpp. dem Twitter def sunu net dinañ gis yëpp dinañ leen dajale ngi wan leen seen ay commentaires wan leen surtout message yi nga xam ni ngeen ci teg wanaat leen image bi ñu gën a xàmmee question bi kii kan la wala kan moo nekk ci ginnaaw photo bi ngeen di gis ngeen mën a def capture bi def collage yi rappeler ñu un peu biographie am comme ni ngeen ko baaxoo di defee ci yeneen yi te loolu am na solo jaajëfal équipe digitale bi bi tax ngeen mën ñu suivre actuellement en live sur Facebook wala bref ci réseaux sociaux yëpp di gërëm bu baax réalisateur bi El Hadj Malick gërëm bu baax aussi Youssou mi doon jàpp ci bu ko gërëm benn yoon mi doon jàpp ci éléments yi pour lépp mën a yàññi Mary jaajëfal nañ la jox dig daje téléspectateurs yeeg internet yi ba suba beneen heure bu baax bi waa Wareef la ñi ngi ci ginnaaw di remercier bu baax encore une fois Tata Eva ak équipe am ñoom Ndoye Ba nag ñoom Mami Linguère waaw Mami mi ma fase dit waay jaajëf masseuse mooy ñiy defar chaise yi daal déedéet maanaam ñi nga xamante ne dañoo sonn dañ leen di defaraat ba ñu jëlaat en forme. ah yow ñu sonn ñu ngi wër di noddatiwaat seen yaram ba nekkat en forme. yegsi nga ndax ñëw nga ci ku sonn ku gëj a xewlu ku yàgg ku gëj a taw nga ñëw ku sonn rek ngay wër plafonné nga maa ngi